salaamaaleykum téléspectateur Diaspora Vision ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant am mbégte ak kontaante tey di dalal ki ngeen xamante ne mooy monsieur Mamadou Tall di liggéey fi ngeen xamante ne mooy Questura bu Bergamo ci domaine immigration monsieur Tall tey ñoo ngi lay dalal fii ci plateau Diaspora Vision fas yéene waxtaan ak yow ci li xew-xewu jamono ñoo ngi lay nuyu di la jox merci beaucoup sa présence. waaw jërëjëf Sophie. donc maa lay gërëm di la sant di kontaan bu baax a baax ci invitation bi moo def tey jii di ñaan yàlla liñ fiy wax muy doon loo xam ne dina jëriñ askan wi. Merci beaucoup monsieur Tall comme ni nga ko gisee rek ça fait quelques semaines ñuy vivre situation yoo xamante ne xel dalul nit ñi nelawatuñu guddi nelawatuñu bëccëg muy li jëm ci maladie bi di coronavirus ma bëggoon nga wax ma rek nan nga gisee situation bi. waaw donc Sophie effectivement comme ni nga ko waxee nii. ñi ngi vivre une situation boo xam ne vraiment bu préoccupante la situation bu doy waar la waaye damay fàttali rek doomu aadama nekk ñun bi ñu yàlla bindee ba léegi ba àddina doone àddina ba léegi gis na lu nekk xew na fi am na première guerre mondiale am na seconde guerre mondiale ay catastrophe naturelle am na fi ay mbas comme bi mel nii am na fi ay peste am na fi yeneen am na fi mais lu ci nekk bu amee rek gis nañ ne tôt ou tard rek yàlla dina ko jeexal lii am fi tim nekk na lu nga xam ne vraiment lu doy waar la waaye nag nañ gëm ne yàlla mi nga xam ne moo ko fi def yàlla dong moo ko fi mën a dindi kon nag li nga xam ne moo am solo rek mooy métti na parce que ñëpp a ngi ci boo ñëwee dëkk bi dëkk yëpp boo demee dëkk yëpp ville morte la kenn nekkul ci biti te yëpp dañ ko defee rek ngir sàmm kaaraange fexe ba nga xam ne rek maladie bi bañ a law ba nga xam ne yaakaar naa buñ continuer nii dina ay solution dana ci am parce que suñ demee ba nga xam ne léegi kenn walatul kenn rek ña jotoon nekk ñu leen téye leen ñooñu suñ génnee jàmm wér rek bi yàlla dina koy yemale foofu. monsieur Tall gannaaw bi nga nuyoo ba pare rek yow nga nekk nit koo xamante ne da ngay liggéey fii ci Questura wu Bergamo di dox lépp loo xamante ne ci immigration la jëm ma bëggoon xam rek yan situation ngeen di dund yéen fi ngeen xamante ne tamit mooy Questura bu Bergamo. voilà donc bi nga xamee ne donc affaire bi am na effectivement li ñu def rek mooy première mesure yi nga xam ne moom la gouvernement bi jëloon wax ko. maanaam nit ñi moytu bi loolu amee bi ñu commencé gis ne situation baa ngi commencé di xaw a kat di gaaw Questura dañ doon ñoom it dañoo jël seen matuwaay ne nit ñi doon duggee ci biir ñu duggatul nit ñi duggatul ci biir ñuy jël képp koo xam ne amoon nga rendez-vous ñu ne sa rendez-vous ñu maintenir ko ki nga xam ne aussi war nga mën a jël sa kayit bu génnee ñu may la nga mën ko jël si ngoon gi wante ñu def lu mu tuddee ay filtre maanaam ñaari policier dañ daan taxaw ci buntu bi sol seeni masque na bu nit ñi ñëwee ñu dugal un certain nombre dugal 10 wala 15 bu ñooñu duggee bu ñu defee dañuy def ba noppi ba génn ñu dugal ñeneen pour bañ dajaloo bi woon parce que comme dajaloo bi la ñuy bañ loolu lañ doon def donc ñu suspendroon benn sportelo bu ñu tuddee woon sportelo de information bi nga xam ne moom la nit ñi daan ñëw léeg-léeg di fa laaj ay renseignement ndax sama kayit génn lan mu tax génn gut wala ñu ne la woon manqué woon na benn kayit indi ko ak yeneen information yoo xam ne daal foofu nga ko mën a laajee ci sportelo boo xam ne numéro 12 la woon boo xam ne moom foofu dinaa bëri ab rang trop parce que foofu nit ñi amoon ay kayit yu la jëg yëpp fa leen daal ñëw mais boobu moom bi ñu commencé affaire bi am rek lañ ko supprimer parce que comme nit ñi lañ si doon dajee di rang ñu bañ loolu am lañ ko supprimer ñu ne léegi pour le moment dañuy suspendre service boobu joxe nag ci internet benn adresse boo xam ne email la ne léegi koo xam ne da nga yittewoo service boobu léegi adresse email bi ci ngay dugg bu dee loo war a yónnee la nga yónnee ko ci bu dee looy war a laaj nga laaj ko si ñoom dinañ la tontu loolu la Questura defoon di ko def ba maanaam vendredi bi nga xam ne mooy vendredi 7 samedi 8 ñu def na léegi ñoom ba loolu amee ñu ne léegi samedi waaw vendredi 6 samedi 7 nag ñu génne benn communicato dal na léegi à partir de lundi 9 mooy lundi bi passé ñu ne léegi ñoom dañuy tëj complètement donc accès au public ñu daal di koy tëj complètement Questura na léegi daal léegi arrêté nañ ba jusqu'à nouvel ordre tey fi mu toll tey depuis donc lundi ba le passé Questura bu Bergamo tëj na donc aperture au public amatul kenn dootu fa dem kenn du fa defati dara donc ki amoon rendez-vous dootoo dem ki nga xam ne nga waroon a jëli kayit sa kayit bu génne tim dootoo fa dem ñu bëy rek benn email mooy comme ni ma la waxoon boo xam ne ay cas yoo xam ne c'est extrêmement urgent na loo xam ne loolu mënut a ñàkk la ñu bëy benn adresse email ne nit ñi mën nañ koo bind bu ko defee ñu wax la ci ñoom
loolu ñu koy mën a safara. ok merci beaucoup monsieur Tall ci leeral yi dafa am nag fekk nag situation yi ñu nekk ni muy coronavirus bi moo tombé nag ay sénégalais yu bëri immigré yu bëri demoon vacances seen dëkk waroon ñibbisi fi mu nekk nii mënuñu ñibbisi donc yow ñooñu lan mooy seen xalaat lan la gouvernement bi fas yéene def ak ñoom parce que am na ñoo xamante ne ñu ngi fa seen séjour jeex na bëgg nañoo renouveler mënuñu ñëw ñooñu lan ngeen ñu mën a wax si nit ñooñu demoon seen réew bëggoon ñibbisi te mënatuñu ñibbisi pour reprendre aussi seen liggéey. voilà xam nga donc laaj nga question bu am solo boo xam ne gis nga bi nu question rek tëjee ba ma envoyé jox gars yi communiqué bi ban dugal ko pour ñu informer nit ñi laa commencé depuis lundi bi di jot ay coup de fil yu jógee Sénégal ak i audio ñoo xam ne dañ ñëw nekk situation boobu ba nga xam ne mënatuñoo jël vol parce que vol ñëw Italie donc nag ñoom ñu am ay problème am ñu ma si woo ñu bëri bi ma wooyee ma gis woote yu bëri ci laa ne xaaral comme ni ma la koy wax waa Kestura ñoom defoon aperture al publico maanaam nit ñi moom dootuñ fa dem waaye nag terewut ñoom ñi ngi liggéey ñi ngi si biir comme nag ceci man foofu laay liggéeyee man awmu problème boobu donc man ma dem fa bi ma demee ma laajte ay renseignement ci situation yooyu ñooñu nekk foofu ñoom sax wax dëgg yàlla ba nga laajee neen ma yow jàng nga yow xam nga ne yii situation yi bu amee toujours day amee lu ñu tuddee ay situation exceptionnelle man leen waaw mais comme dama nekk ak ay doomu aadama te dañuy laaj dama dama bëgg aussi li ma leen di wax muy loo nga xam ne boo liggéey ñu ne ma yow yaa ñu waxoon lii man dama bëggoon am rek lu leer quoi ñu xamal ma ne ma nag li nga xam ne rek moom la mën a wax tamul leer mooy lii situation bi ñu vivre ñëpp xam nañ ko donc li ñu jàngee en droit la théorie des circonstances exceptionnelles dañoo toll ci moment yoo xam ne moment yu exceptionnel la donc suñ toll ci moment yi exceptionnel ala kulliyaalin bu ñu xoolee dañu toll situation boo xam ne lu normaloon day mel ni dafay xaw a jéggi dayoo maanaam dañuy renforcer pouvoir autorité administrative yi moo tax tey ñu naan tey ku génn bul dugg wala ku génn da nga war a génnoon ndax léegi lii donc ñu ne Sénégal yor ay séjour ñoo xam ne séjour bi dafay jeex moo xam ne dañoo yóbbuwoon recevute dañoo xam ne ñoom bu recevute bi dépassé na li ñu leen mayoon wala ñu leen jël sax cas yi nga gën a kii mooy ñi nga xam ne séjour dafay jeex yooyu yëpp bu yàlla defee jàmm bu ëllëgee ba situation bi réglé bu ëllëgee police dana jël ay dogal ci ñooñu ba nga xam ne ku nga xam ne loolu moo taxoon mënoo woon a ñëw moom daan fexe ba nga ñëw soit ñu jox la lu ñu tuddee visa d'entrée soit bu nga xam ne ñoom dinañ mën a waxtaan ak même les compagnies xamal leen na leen ku yoro yooyu nan dem ci ambassade ñu am lu leen defal pour ñu mën a ñëw donc loolu moom police wax nan ma ko neen ma même ñun en situation normale sax ku nga xam ne sax da nga fa nekkoon am fa problème boo daa wut demandé visa d'ingresso su ñu demandé ki ñu xam ne nekk nga en règle ci réew mi dinañ la bàyyi nga ñëw donc sénégalais bu nga xam ne da nga faa toog ce séjour jeexewoon fa mu waroon a jeex ci par exemple ci mois de mars bi à partir de mois de mars bi quoi maanaam daal avant ñuy jël loi bi ne avant ñuy jël maanaam dogal yi ñu jël nga xam ne dañ ne vol dootu demati vol dootu ñëwati comme fekkoon ci période yooyu nga nekkoon Sénégal ba nga xam ne yow ce séjour dafa doon jeex diggante loo ko donc mën naa ko li ko commencé 1er mars mën nañ ko wax ba jëm ci ba baa ñu doon ba heure bi ñu ba baa mu affaire bi di jeex ku fa nekkoon nekk ci ay jafe-jafe yoo xam ne problème mu kayit la bis bu yàlla defee jàmm ban àgg ceeg jàmm ba lépp dellu si à la normalité bu boobaa li incha allah ñoom nee nañ dañ jël ay dogal yoo xam ne dama fexe ba ñooñu ña fa nekk ñëpp ku ci nekk da nga mën a ñëw. muy ñi nga xam ne aussi am na ñi nga xam ne aussi amoon nañ seen i visa war a ñëw parce que lépp bu liggéey dañ koy évaluer ci par rapport à la situation parce que situation bi ñu nekk mooy situation boo xam ne d'exception la mooy situation boo xam ne cas de force majeure la dépendre ci doomu aadama bi moo bëgg a toog mais dafa toll situation boo xam ne mënut a ñëw te li tax mënut a ñëw mooy dafa doon lu nga xam ne ku mu daloon tamit doo mën a ñëw. d'accord kon bokk xel dal na ci côté boobu. su loolu weesoo tamit ñu bëri ñu nekk foofu Sénégal xam nga waroon nañ ñëw liggéey te nekkuñu fi bon c'est vrai que fii am na ñoo xamante ne liggéeyatuñu lépp dafa tëj mais am na ñu war a liggéey mais est-ce que loolu tamit du gàllankoor seen côté liggéey suñ ñëwee ba duñ mën a reprendre seen liggéey. voilà loolu tim ba léegi loolu rek boo xoolee day dellu si li ma mujjoon a wax léegi rek muy ci nga xam ne ñi nga xam ne kayit moo kayit bi war nañoo ñëw te mënuñoo ñëw te seen kayit jàpp mu loolu mais ki nga xam ne aussi loolu dañuy jàpp mooy ki nga xam ne amoon na liggéey mi ngi liggéey te dem na fa dafa am férié dafa am vacance pour mu dem fa te may nañ ko la tax mu war faa dem lu nga xam ne telle période war na ko fekk mu ñëw liggéey si ñooñu tim bu leen fa lu mel nii fekkee dégg naa fii toog nañ fii ci télévision ki nga xam ne mooy ku jiite réew mi muy premier ministre bi mu déclaré ne lii am kenn du ci ñàkk sa liggéey kon comme wax nañ ne
fii ñoom permettre na leen ba léegi am na ñoo xam ne permettre na leen ñu liggéey ak am lu ñu xam ne dañ koy yóbbaale lu nga xam ne pour wane ne liggéey tax ñuy dem ñu di ko remplir ay modules yu leen jox di wane ne damay liggéey mais ñi nekk Sénégal par exemple te nga xam ne ñoom day waroon a liggéey si mais lii moo tax liggéey si ñooñu tim bu ëllëgee seen ni am na ñoo xam ne sax woonan ma si ne ñoom woonan seen i dafa di laboro seen i liggéey si ñi nga xam ne ñoo leen jël wax leen ko ñooñu dana leen amul benn problème toog leen bis bu affaire bi jeexee ngeen ñibbisi bu ngeen ñëwee da ngeen liggéey parce que ñoom seen toogeewuñ fa seen sago toogeewuñ fa bëgg a toog mais situation cas de force majeure bi moo tax ñu toog fa mooy li ma doon wax léegi rek comme ñële aussi donc ñeneen foofu tim te nekk situation yooyu tim ñoom it bu amul dara lu ñuy risqué parce que xam nañ ne loolu moo tax mënuñu ñëw donc te sa premier ministre bi nee na kenn du ci ñàkk sa liggéey à cause du coronavirus loolu tim donc nekk na nga xam nekk na ab garantie bu am solo te aussi lay leer na ñooñu ku ci nekk ba nga xamee ne yow mbir ma am na te war ngaa ñibbisi te mu leer na nga war liggéey te mënatoo ñëw c'est sûr que déggante ak sa date de laboro te man ñaar woonoon ma seen ma ban déggante ak seen date de laboro ñoom xamal na leen bu amuleen benn risque même fii sax bu ñu defoon ndànk ñu ngi jëm ci nit ñi nar a toog seen kër yi voilà. émission bi li ci des bëreetul et puis donc te mënuñu wax rek ñi nekk ci Sénégal mais dañuy wax tamit ñi nga xamante ne dañ nekk fii ci dëkk bi comme fii toujours dañoo xamoon ne que loi bi nekk fii si borom séjour yi seen séjour su jeexee. léegi comme que yéen ne ngeen Kessoura instant yi dafa tëj ñi nga xamante ne dañoo amoon rendez-vous te mënuñu dem te ñi nga xamante ne 60 jours yi tamit jeex na mais est-ce que ñoom it duñ am gàllankoor après pour mun a jotaal seeni document. voilà donc laaj nga laaj bu am solo loolu tamit bi mu amee par exemple fii je te donne toujours le cas de Bergamo du ma nekk te yaakaar naa ne Bergamo police de lo Stato la yéen police yi ne Italie yëpp police de lo Stato la te ñoom ñëpp ñoom ñoo recevoir même disposition yi même mesures yi nga xam ne dañ ko jël pour l'ensemble du pays mooy keroog bi premier ministre bi di wax kon ñi nga xam ne aussi dañ fi nekk te xam ne par exemple dañoo amoon ay rendez-vous surtout ñu amoon rendez-vous ci jëm mois de mars ba jëm ci avril bi ñooñu ñu ngi may déglu ñoom ñëpp ku ci nekk Kessoura bi mu commencé ne bi mu waxee ne dafay tëj rek jox nañ jóg bind nañ leen envoyé leen ay message yoo xam ne dañuy wax ne sport star nan maanaam renvoyé nañ seen rendez-vous yi am na ñoo xam ne sax renvoyé nañ ko plus de 2 ou 3 fois renvoi yooyu sax si maa ngi dalal xel ñooñu maanaam ñoom dañ koo defee ni comme xamul kañ la ñuy tijji te xamagul nu mbir mi demee moo tax souvent bëgg dalal seen xel yi wan leen seen rendez-vous yi ñu ngi ciy jël en considération moo tax ñu leen jox ay date sax am na ñoo xam ne sax ñu ngi leen di jox ay date dinañu jox ci avril bi am na ñoo xam ne sax avril bi après béywaat nañ ko jox leen mois de mai yooyu yëpp nag ma wax leen nag na seen xel dal de toute façon mooy képp koo xam ne amoon nga rendez-vous bis bu yàlla dogalee jàmm buñ tijjee sa daan la wax ne ban jour ngay ñëw nga defi seen kii nga ñëw defi nga tegi sa empreinte ñi nga xam ne aussi dañoo am seen séjour yi dafay nekk en escadence sa dafay jeex xam ngeen ne buy comme patronat yi affaire yëpp dañoo tëj li nga xam ne accès yëpp dañoo tëj dama leen waxoon leen am na poste yi ubbi nañ yow bu la leer na yow sa séjour génn na te yow sa séjour da nga ko war a renouveler te donc yow mën nga ko remplir sa bopp bu la neexee mën nga remplir nga dem poste nga fay soo demee poste nga fay nga téye sa reçu poste mën na la jox rendez-vous comme poste mën na la bañ jox rendez-vous parce que rendez-vous yi poste yi ci agenda wu police lay dem xool pour mën la jox rendez-vous donc kooku tim su ëllëgee bu dugalee dana mën na dem ci poste yi fay su fekkee ne amul kenn ku ko remplir mënut a dugal moom it comme li nga wax effectivement séjour dana la bu desee ñaari weer bu neexee nga dugal ko su la neexee bu aussi ñu ne aussi nag beneen délai bi mooy bu defee ba 60 jours bu fekkee jeex na ba pare may na la 60 jours bu jeexee ba pare pour nga dugalaat ko donc ñuy wax ne même su ki nga xam ne tey dafa toog bu dee fekkee ne situation bi ñi ngi ñaan yàlla da gën ko gaaw a jeexal parce que tey ku sa séjour waroon a jeex ci mois de mars bi par exemple am nga mois d'avril am nga mois de mai pour nga renouveler ko donc te ñi ngi yaakaar ne xëy na bala ñu àgg foofu yàlla mën na def jàmm lépp ñëw ala yàlla dellu lépp ci jàmm amul problème su fekkee ne yow tey sa séjour jeexoon na te fekkee yow renouveler ko woon aussi jàppal ne toujours ne situation bii posé mooy tax bu ëllëgee comme li ma la wax comme dañoo nekk situation d'exception soo liggéey tamit dañuy jël ay solution d'exception ay solution parce que comme li ñuy wax situation bu mu mën a nekk solution bu nekkee dañuy la situation bu nga xam ne dafa nekk situation exceptionnelle comme li ñuy dund nii bu liggéey tamit il faut ñu jëlal ko ay solution exceptionnelle parce que comme li may wax toujours bu lépp a jaaree yoon dañuy jaare lépp ci yoon mais su fekkee ne mbir mi dafa am li tax lu tax comme problème bi ñuy vivre bu liggéey tamit bu reprendre ñu nit dañuy tenir compte ci situation boobu kon bu ëllëgee duñ mën nit koo xam ne war ngaa renouveler il y a 2 mois te renouveler woon ba mbir ma ubbi ban dellu ci normal ngay renouveler ñoom bu ëllëgee duñ wax ne kii dafa toog plus de 3 mois wala 2 mois doo ko renouveler parce que dañ xam nañ
loi texte la lu ñu jàngal la loo xam ne dañ koy wax toujours mooy lu ñu waxee naan des situations exceptionnelles la théorie des circonstances exceptionnelles jàng nañ ko en droit administratif dañu koy jàngal lépp bu ëllëgee lu meloon bu amee toujours dañuy jël des solutions exceptionnelles. voilà loolu moom laa la bëgg a dalal seen xel ci ñooñu. donc ak ku mënti doon rek soo yoroon sa kayit mu jeex tamit wala nga amoon rendez-vous ñu amoon rendez-vous te sa rendez-vous bi ñu expostaré ko wala sa kayit génn mënoo koo jëli yooyu yëpp ñu ngi nekk si ne parce que situation bi toll la parce que tey ak moment yu ñu toll police du la ñëw contrôler au cas te xam ne sax nit ñi génnatul mais man joxe exemple rek sax ngay dem di dugg ñu proposition sax te police sax dootu ñëw naan la ma xool sa kayit parce que tollutul foofu fi mu toll mooy lan ngay wut ci biti comprendre li ma la wax. fi mu toll tey ku doon arrêté tey neex na foo jëm duñ la wax yow yaay kan wala an sa kayit. foo jëm lan lay laaj donc loolu maa ngi bëgg a wane ne nekkatuñ ci contrôle de légalité li ñu nekk mooy contre les mesures yu ñu jël. parce que comme ni ma ko waxee woon. bàyyi muy dee. wolof day wax ne bu soxla doonee ñaar booba yarama sedd. monsieur Tall comme fi mu nekk nii na émission bi jeex na ba pare leeral yi moom dina itteel lool Sénégalais yi parce que à chaque fois dañuy woote di demander ay renseignements ma bëggoon rek nga bu dee am na dara loo si dolli rek looy baaxee tamit Sénégalais yi. waaw jërëjëf Sophie di kontaan toog di la remercier bu baax a baax parce que vraiment lii am na solo di wax rek man daal li may wax rek lenn kese la moo di daal mooy nañuy benn li gën a am solo mooy. nañu respecté li nga xam ne moom la fi gouvernement bi teg mesures yi ñu wax na ko nit ñi respecté na ko nit ñi respecté parce que boo ko xoolee sunu jàmm kese la li ñu wax yëpp ñu def suñ ko defee jàmm rek lañuy digal leneen li tamit damay wax Sophie rek mooy nañuy moytu bu baax a baax te aussi di bañ a dugg ci yenn discours yi mooy benn sénégalais amu ko fi ñun biir fii kenn amu ko fi xam nga ne borom xel kuy xalaat am xel. yàlla def si yow xel war nga xam ne feebar bi mënut dugg ci dëkk bi nga defe ne boobu ba léegi ay italiens dong ñoom ñooy feebar loolu ku koy xalaat vraiment ça veut dire que yow da nga amul xel dafa fekk na nag jàmm rek koy umpee dafa am fekk na nag Sophie dafa am loo xam ne lu ñuy wax la ak lu ñu dul wax ndax lu ne am na fi am na ñun suñu mbokk yoo xam ne ñu ngi ci situation yoo xam ne mais kenn du ko xam parce que du lu ñuy wax parce que nag lu baax la ñuy nettali leen la wax kenn du dem ci télé wala ñëw ci ay vidéo naan sama mbokk dafa feebar wala dafa am lii kenn ko fi wax waaye ku def sa xel xam nit war nga xam ne feebar boo xam ne feebar lañ wax de loo xam ne dafa dugg ci ab dëkk nekk fi ay nit di ci feebar nga dégg ñaan ñi ngi am nañ ci temps de nekk nga bëgg a yaakaar na ñoom waa réew mu dong la loolu ku ñàkk xel wala koo xam ne sa xel bi du mbalax ni ko xale yi waxee yow yaay xalaat lu mel noonu waaye nag leneen li ma ci wax rek mooy nañ def très attention aussi ci réseaux sociaux yi lu ne nit ñaa ngi koy dugal surtout nag lu jëm ci wàllu santé bi lay wax nit ñi ñuy moytu jëlal lii naan ko jëlal lii jël këriñ bi def ci lii jëlal lii nañuy moytu parce que am na solo nañuy seet li nga xam ne leen lii lu xel mën a nangu la waaye di jàmbal lu ne di naan man day sama boppal la tax may wax damay gëmal nit ñi nañ gëm yàlla moytu yi nga xam ne ñaan baax na lool kenn ñu ay jullit lañ waaye nag mesures yi gars yi wax na nañ ko respecté mesure loolu gën a ëpp solo ñu respecté mesures yooyu ba ñu dugg ci yenn biir loo gis rek jël loolu tamit ñu di ko éviter loolu la wax Sophie pour jeexale ci émission bi di ñaan yàlla nañu yàlla gaaw génn ci lii yàlla mi ñu ko teg dana ko dañ ci gaaw génne ñu def ci ñaan nit ñi respecté ko li nga xam ne mesures yu gars yi jox yaakaar naa ne bu ñu ko defee rek danañ ci génn ak jàmm di gërëmaat di santaat bu baax Sophie yàlla nañu yàlla defal jàmm ñu ñëpp ba lii ñu di ko nett li incha allah. merci beaucoup monsieur Tall kontaan nañ trop ci sa waxtaan ak ñun parce que leeral nga ñu lu bëri vraiment di la remercier bu baax a baax di remercier téléspectateurs yi kooku nag ma doon dalal mooy monsieur Mamadou Tall di liggéey fi ngeen xamante ne mooy Kessoura bu Bergamo képp ku bëgg renseignement tamit soo ko woowee dina la jox renseignement yu gën a def merci beaucoup monsieur Tall à la prochaine au revoir. merci beaucoup Sophie.